mbaal nañu xonq mbaal nañu doon nga xam ni Saalum la juddoo waaye fes na ba àdduna bi yépp gis ko waaye wallahi kenn xamu ko Seydina Cheikh junj na ci moom radiyallahu taala ne sa yabruzu rajulun min al-taifati wallahi la yuqasu fi dunya wala fil axira mu ne benn góor a ngi ñëw dana feeñ dana fes nag ba ñëpp di ko gis wala ñëpp di ko joxañ waaye ku toll ni Seydina Cheikh waxam rek ça pèse lourd sur la balance mu waat ne wallahi maa ngi giñ ci màggaay ak yàlla kenn du ko xam fii ci àdduna kenn du ko xam fële ci àllaaxira mooy ki nga xam ni boo nee Cheikh al Islam rek ñëpp dañu xam ni moom ngay tudd kooku mooy ki maam Abdou tagg ñàkk kañaan borom xam-xam boo xam ni borom baax boo xam ni ñëpp nangul nañ ko kon bu waxee rek kàddoom lu wér la moo ko tagg ne ko yaa nuxbatul ulamaa'i kanzul masakini cheikhul mashaayixi fil islaami wa diini sulaalatun qutbil abdullahi waarisuhu xalifatu cheikhi xaqan duna tamili kooku mooy ki nga xam ni cofeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn xamut fu mu tàmbali waaye kenn xamut fu mu yem te képp koo xam ni yaa ngi tëkkalanteeg moom ci cofeel ci yonent bi alayhi sallam nërmeel na la way njëkk way mujj udriku man mada afuutu man baqa wa anta sabaqu rijaali asbaqa iqdi li kulli awliyaayi wal ulamaayi ufradan wa allama kooku mooy ki nga xam ni wax na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne wa hubbihi wa aarifuhu hubban wa maarifatan law adraktuhu wa saatuhu lada zanani min zeynika cheyan ahbabtuhu hatta araniya kuntuhu wa rabbiya lam yamlux makaanan wala waxta bu njëkk bi nee na bëgg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg naa ko mbëggeel goo xam ne xam naa ko xameel goo xam ne toon nekk ci jamono saaba yi mbëggeel googu ak xameel googu du yokk lu toll ni tarafatal ay nee na xaali ma al mustafa la aqla yudrikuhu sama xaal sama cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ça dépasse l'entendement mu waxaat ne fa man raama dërki fi ishtiyaaxi nabiyina faqad raama amran mustaqalan muqarrama képp koo xam ni jug nga ne da ngay tëkkalanteeg man ci mbëggeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yaa ngi sàkku lu jomb il est même allé beaucoup plus loin nee na yaa ngi sàkku lu araam kooku mooy doomu Sénégal boobu nga xam ni moom moo dem fi nga xam ni fa la xam-xam di ballee muy Égypte Qaahira jommal képp koo xam ne dañ la fa doon joxoñ ne boroom xam-xam nga nërmel leen menn moom ci mosquée Al Azhar boobu mooy l'unique étranger bi nga xam ni ba ñu créé mosquée bi depuis le 10e siècle jusqu'à présent amul étranger bu fa mës a jiite lu ko mooy te ba léegi amatut ci benn ajjuma toog xelam dem ci juma te pourtant waaye mu ne xaaral ma julli ji juma bi mu demee teel a yegg si toog ci sàppe yu njëkk yi imam bi mu dugg see dafa gis waa ji xool ko roxoom su jot mu dem ba ci moom ne ko sëriñ bi dañoo bëggoon nga jiite ñu bàyyi ci kersa ga mu ne baax na mu ne ko déedéet wala boo ko préparé wut na doon beneen àjjuma nga jiite ñu mu ne ko nay léegi mu ñëw taxaw ci minbar bi téye dokk bi ak jëmmam ju barkeel jooju bëtam yooyu nga xam ne dafa dijj li ciy ñuul ne kukk li ciy weex ne tàll faasam yi jokkaloo yi muuñoom boobu nga xam ne bu ko muuñee comme melax kaalaam gi
kaalaam gu rafet gaa doxin bu teey ba maandu gaag tabe ga nga xam ni baay la feneen mu ne wal ëpp sa rek ay naaka misliya saa iran suluki wa jës bi wal ulumu fuyu la ndax sa ñaari bët yi ni man di dox di jëm ci yàlla ànd ak xam-xam ak leer yi nga xam ne mi ngi bëbb di ko uyu si mu taxaw ne nii xafta grand boobu bi dugal loxo bi lu sa xel di dem koo xam ne dañ ko bett danga naan kayit lay génne mu jël lunette yi sol aj bopp bi def fa xutba boo xam ni ba léegi ñoom ñi ngi koy coow ki nga xam ni moo doonoon imam bi bàyyi paree te ay kàngam rek a fa nekk ay professeur émérite ñoo fa nekk moo jël xutba baay bi di ko saraa maanaam di ko expliquer kàngam ya nekkoon foofu mu ne lu mu gàtt fàttali nañu naka la ñuy jàngee alquran lu mu gàtt fàttali nañu fasaaxa yaaram éloquence te yewut dara ba julli bi jeexee ñu bëri bëgg a saafuwante ak moom bàyyi dañ ko tëj ci antichambre boobu nga xam ni fa la imam bi di nekk tëj nañ ko fa ay waxtu parce que mënut a génn nit ñi dañoo bëri dañoo au force de l'ordre pour ñu disperser la masse pour mu mën a génn ak a tàmm loolu wa ay na barhaamu fële ca Nigeria wa ma barhaamu hatta hubbihi wa aamu wallahi lawla annani fanitu Cheikh Ahmad Tijani xaya an mittu wa ayna barhaamu wa ma barhaamu hatta fanaw fi hubbihi wa haamu barhaamu wa ma barhaamu hatta fanaw fi hubbihi wa haamu بشيخ أحمد يا أمت kon tàmm na loolu fu mu dem rek mbooloo yi niñ koy daree dafay jéggi dayo ndax la muy xeeñ la xetam gi la loolu mooy lan xetam gi nag ba kenn du ko xeeñtu rooxo bu sell moo koy yëg moo koy sentir rooxo boo xam ne dañ ko wulli moo tax naar bi ne ko fa innaka shamsul haq sharhan wa mahriban fa inna bihamdulillahi fi maghribi shamsi yow yaay jant ak dëgg bi fële ca penku yaay jant ak dëgg bi fii ci sow waaye ñu ngi sant yàlla ba ñu faree sow ak jant Mawlana Cheikh Ibrahim teraanga yàlla la boo xam ni yàlla moo ko may ummatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn wax boo xam ne dafa gàtt waaye dafa diis waaye ci kan la jóge ba léegi zéro faute maam Abdou Aziz Sy radiyallahu taala anhu bàyyi leen xel wax ji mu ne ko yow Cheikh Ibrahima Niass dana doy ëllëg yawmal qiyaam Seydina Cheikh ne Baye Niass suma taalibe la li mu liggéey ci tarixa bi amul kenn ku ko ci mës a liggéey te gëm naa ni keneen dootu ko ci liggéeyati li mu liggéey ci diine l'islam bi amul kenn ku ko ci mës a liggéey te gëm naa ni kenn dootu ko liggéeyati ci benn jotaay plus de 17 000 personnes tuub dugg ci diine l'islam ci benn jotaay plus de 17 000 personnes jël tarixa tijaani ci benn jotaay mu jës bu leen ñu jubóog seen borom ku mën defal ku jël naar ak ni mu fonkee boppam ak ni mu gëmee boppam ak ni mu gëmee askanam ay surafaawu di sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu futti seen kaala yi nga xam ne moom la ñuy def seen bopp yi takk seen digg ñu ñëw jébbal ko seen bopp ba pare mu yóbbu leen koosi ñuy bay fan nga ko gis soo demee foofu 41 xabru naar mi ngi koosi di bay dee xoolal monsieur li mu wax
di sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fees dell li yaxdu duri ay ya rabbi ajalli min la duri ma tasha yow yàlla lay waxal mel ni kuy xuloog moom ne ko yow yàlla bu fekkee ni bëgg gi nga xam ni moom laa bëgg Cheikh Ibrahima Niass nii di sa soppe bi daf ma nar a jural ëllëg loraange lillahi wa rasuli lépp loo yore ci loraange xëpp ma ko kooku moo nitu yàlla yu bari ca njëlbeen dañ daan ragal la jaxasoo buur yi pour lan parce que dañ naan buur yi dañuy guurloo seen xaal ci jëm ci àdduna ak alalu àdduna moo tax du ñu nangu di collaborer ak buur yi moom mu wax ak soppeem bi di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko xaddimu ko maxduumu muluki wala faxra mu ne ko yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay ñaan nga jël buur yi ñu may liggéeyal te di ci bëgg ñaata taalibe buur la Mawlana Cheikh Ibrahima amoon di jokkalanteeg ñoom di roofonteeg ñoom président yeeg yépp surafaawu yi kazalika milliardaires yi kazalika chinois yi kazalika japonais yi kazalika américains yi kazalika xeet bi topp Mawlana Cheikh Ibrahim plus de 200 millions lañ leen di estimer actuellement te ba muy woote mbiram bi 1929 ñu bëri dañ ne woon caaxaan la kàcc la du dem fenn wa maa kaana li xayrillaahi in xataawan fasal loolu la Cheikh Ibrahim di judd lépp loo xam ni dafa ñeel yàlla dafay béel dafay yaatu dafay barkeel lépp loo xam ni ñeelut yàlla njëlbeen bi fitna lay doon mujjantal ga rëccu waaye tey la mbiru baay bi gën a fés te jógee na fii depuis 1975 xam nga lu tax nee na sama sirru du jërmeel sirru boobu nag dama ci yor sirru boobu mbiram du jërmeel la mu daan pikiir gaay yi ku ñëw ñu pikiir lo xanaa kat yaay am kiiraay rek ne ma gone gi ay moytul liiru jaan waaw du moom waaye lañu def ca moom la jaanu baloor lañuy bàcc laar taxañ def ci mbuus ninki nanka ku la laal dee Sidi Barhamaay faydu bi ni muy demee ay pexe nit ñaa ngi def pexe bu ne naan dañuy jéem a arrêté saigné bi nga xam ne mi ngi am actuellement à travers le monde ñëpp a ngi daw di uy si Mawlana Cheikh Ibrahim ñëpp a ngi daw xale yaa ngi daw jeunesse bi yëpp jublu nañ Mawlana Cheikh Ibrahim lu tax ñu jublu ko yàlla nee na ku ñu tegtal ni ñuy jaamoo yàlla sonal nañ la këpp kippi groupe jeex di hésité mag nekk ci maqaama xawfu ak rajaawu sama julli gi man dangu nañ ko bat sellal bi mat na mbaat nangam bàyyil ma naafila te naafila bi boo ko defee yaa ngi naan yool ngay sàkku sa wird bi yool nga ciy sàkku loo def rek yaa ngi ut tiyaaba sa jaamu yàlla gu tat gi yëpp bëgg àjjana tax tarxiis gi ragal dem safara moo tax wérut pour mu wér sa lépp dafa war a doon billaahi lillaahi fillaahi wa ilallaahi mu ne képp ku ñu tegtal lu ñuy jaamoo yàlla sonal nañ la ku ñu tegtal àdduna nag kooku wuruj nañ la trompé nañ la ñu ne ko waa bàyyi kon nan la ñuy def mi ne ki la noppal daal mooy ki nga xam ne dafa ne la yaa ngi nii sa boroom a ngi nii foofu la ñu bàyyi yóbbu foofu la ñu yóbbu ñu bëri dañ doon wax naan am na ay affaires yuy joxe dañ lay jox ndox nga naan dañoo am ay wirdi jinne dañoo nangam
baraaye ba sàngoo palmaan bi indi ngelamaan ku la réere lab ci waylun musoon nga fi ñëw daaw musoon nga fi ñëw daaw a jéeg mbubb ba nga soloon gën naa weex a weex lan lañ ko doon wax njabarkat bi ak mën a njabar moom la Cheikh Ibrahim doon junj sànq su ñëwaatee tey ñu ne dafay njabar dafa am ay jinne taalibeem yi dañuy gis jinne dañuy nangam te yow boo giiw boo leen oo ci sharia ci sunna ci fiqh ci siira ci tasawuf ñu roppi la ñi ko topp yow ñi tax ngay joxoñ ñooñu waaye am na taalibe waat yoo xam ni ñoo mën ñooñu kooku zalika fadlullahi yuxti man yasha lu tax ma démarré ci moom dañoo nekk ci weeram weer bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy weeru yàlla rajab Shaabaan mooy weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam shahru Ramadan mooy weeru ummatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam weer bi weeru yàlla la yàlla tànn ki nga xam ni moo ko nar a xamle mu juddlu ko ci weer bi pour mu xamle ko dara xam la yàlla la woote sànq dégg naa Cheikh Abdou Al Karim di wax coronavirus gars yi di génnee xaalis ak yu demee noonu xam naa sax loolu taxutoon dañoo bëgg a teral Chérif rek waaye coronavirus nañ ko def ci paan indi ko dañ koy naan te dara du xew dara du xew xam ilaa Tayba la daa xawaali taybatin fal tatruda kula shururin abadan wa sarmada ne garanti naa képp koo xam ne dikkal si na ma Tayba ci bépp loraange ak ci bépp jafe-jafe dañ koy naan ba pare dem kooku mooy Mawlana Cheikh Ibrahim moo waral lii man rek di doomu Adja Umi Samb doomu Alaaji Abdourahmane Si kenn du ma ziyaara déedéet kenn du ma ziyaara bàyyi ngeen di ziyaara su fi nekkutoon doo leen ma ziyaara su fi nekkutoon doo leen ma ziyaara kon nag il faut que ma delloo ko jukkal al abdu lam yashkur nii man lam yashkur man ajarayta nixmatahu ala yaday jàmm bi mënta sant yàlla ba yàlla gërëm lu mooy ne dafa jaarale cant gi ci teraanga bi moom ko jox loxo kooku ko jox teraanga bi bàyyi ma ko jox xam nga bàyyi fan la ko jëlee ci maamu Chérif wa bil aqaiqi wa bil maarifi wa sirri wal xawaarif xamaltu sirra xaatimal wilaaya jamaxta bayna dawxi wa diraaya anshadani lisaanul xaalil jaari taxaddusan bi nafaatil baari imtalal xawdu wa xaala hëttni maxlan ruwaydan xat malakta bëttni mi ngi waat ci xàqu yi mi ngi waat ci xam-xamu maxrifatu billah mi ngi waat ci mbóot bi mbóotu ci mbóot mi ne moo peeg mbóotu sirru xaatimal wilaaya lii di xam-xamu yër moo ci sut képp ku duwut moom lii di xam-xamu mos moo ci sut képp ku duwut moom wal abdu qad laqiyat ayna al ilm wa jaa'ahu iznun biduna wahmin nee na jaam bi boppam la ci nam da doon dox ba taseeg jëmmi xam-xam mooy rasulullahi sallallahu alayhi wasallam nee na mu solo ko mu fees dell gannaaw gi mu am digal pour tasaare ko looloo tax bu daan wàcc ci dëkk dañ koy xool ne ko anta rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ndax yow yaay yonent bi du benn du ñaar waaye mbuutu yonent bi la yonu waxat an ma fathi inda mahdi waxat ana jamiu rijalil qaybi tax daa i fa ma wal qarbi fada ila makkata ila li chammi tadai wa dimla wa ayni yawma ayni muhammad sara sirruhu fi haykali wa ruwaai
koo koy Mawlana Cheikh Ibrahim nee na gars yi ñaade moom ñu dem màkk lu may xeñtu sama xet bi moo tax xet bi laa wax yàlla nañu ko yàlla fayal ñi ngi sant yàlla di ndokkeel Chérif ci teraanga bi nga xam ni defal ngeen ko Mawlana Cheikh na Ahmad Tijani defal ko Mawlana Cheikh al Islam Haji Ibrahima Niass defal ko Mawlana Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam defal ko borom bi subhanahu wa taala Chérif Cheikhu Tidiane bu sotti la radiyallahu taala anhu Chérif Hamza Atijani kan mooy baayam Chérif Ben Omar Atijani mi ñu denc Medinatul Munawwar bi mu waree génn àdduna daa dem ba ci wetu yonent bi génn foofu àdduna sallallahu alayhi wa sallam mooy baayam Chérif Ben Omar Chérif Cheikh Ahmed Tijani mooy baayam Chérif Cheikh Ahmed Tijani Chérif Mouhamadul Kabir mooy baayam Chérif Mouhamadul Kabir Chérif Mouhamadul Bachir mooy baayam Chérif Mouhamadul Bachir Mawlana wa wasilatina ila rabbina Chérif Mouhamadul Habib mooy baayam Chérif Mouhamadul Habib nag al qutbul maxtuum taajul aarifina nuurullahi sirrullahi xalifatullahi fil ardi sultaanul wilayati baabul lil wilayati miftaaxul wilayati abul abbas Cheikh na Ahmad Tijani Cherif radiyallahu taala anhu bi nga xam ni ku mos dara ci yàlla moo la ko nandal way njëkk way mujj laa yashrabu waliyun wala yusha illa min bahrina min ladun aadama ila nafi fi suur benn góor yàlla du naan leer wala muy nandal lu may ne sama géej gi la ko jëlee ba yàlla dee yàlla ba keroog muy wal bufti moom rek a fi nekk gars yi ñiy coow yëpp duñ ci lenn xam nga lan lañ ay robinet rek lañ gis nga Baye Niass li muy foor robinet la ci Cheikh Tidiane Seydi Hadji Malick lu muy foor robinet la ci Cheikh Tidiane Cheikh Ahmadou Bamba lu muy foor robinet la ci Cheikh Tidiane Cheikh Abdou Khadir Jeylaani lu muy foor robinet la ci Cheikh Tidiane kenn du mos leer wala nga koy nandale way njëkk way mujj te Cheikh Tidiane moom la ko jox xam naa di nga ne waa ñoom ñoo ko fi jiitu di kuntu waliyan bi wilayatu aarifan wa aadamu baynal maa i wa tiini sëy na Cheikh nee na nekk naa di wàlliw xam sama wilaya fekk boobu aadama mi ngi ci diggante ban ak ndox xanaa xam nga ni ban bi ñu tabaxee aadama ci siru Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu kooku beneen niveau donc ñi ngi sant yàlla bésu sant yàlla la yaay booy ñi ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel di la wàccee sa wàccuwaay Zahir dafay wane boppam jigéen ñi yéen laay waxal ku bëgg a jur mbaxane da ngay nangoo doon daal junju doy na borom xel di gërëm suma mag ñi Adja Gaye wuutu suma xale Ndey Kumba Adja May ci kàddoom yu rafet yi nga xam ne wuutu na ci magam yeeg rakkam yépp Adja Kiné sama bàjjen Adja Kiné si di ko ndokkeel moom itamit ci taxawaayam yal na yàlla fayal ñu la di gërëm sunu xalifa Cheikh Sidati si mooy suma taawu baay xaaju mu bay topp ci ginnaawam waaye tuddee na ma doom ba pare bàyyee ma mbir yi kooku mbaax la di gërëm suma rakk yi ñoom Seydi Hadji Malick ñoom Seydi Moustapha ñoom ñépp ñu ngi leen di gërëm waaye di gërëm Seydi Baba poésie bi macha allah c'est un poète c'est un grand chanteur mais également c'est un grand poète ñu ngi gërëm waa FNB particulièrement les femmes de Nourou Bassar Cherif, voilà des femmes qui sont très engagées des femmes qui sont très entreprenantes des femmes leaders des femmes modèles très pieuses très dévouées dans cette mission je vous demande de prier pour elles que le bon Dieu les assiste davantage oui on est à la fin m'a dit vraiment elles ne cessent de nous honorer de jour en jour hier elles ont fait une prestation vraiment qui m'a laissé bouche bée
Pourquoi? Parce qu'elles ont ouvert la cérémonie par le récital de Coran. C'est elles qui ont fait ça. Après le récital de Coran, elles ont récité le Maulid, Taniyatou, jusqu'à la fin. En plus, elles ont comment dirais-je, elles ont lu des poèmes qui dépassent vraiment l'entendement. Et également, l'une d'entre elles a fait une conférence qui vraiment mérite d'être présentée à tout le monde. Une conférence qui est basée sur les femmes de Talatayner pour montrer leur engagement, leur dévotion. Et elles ont fait le parallélisme par rapport aux femmes de la Faïda. Vraiment, je prie pour que vous priez pour elles. J'aimerais que celles qui sont là et qui n'ont pas encore de mari, qu'elles trouvent leur pied. Pour les hommes également. Mais quand même, moi, Chérif, j'ai un penchant pour les femmes. Vraiment, elles m'ont montré hier vraiment une recette avec un engagement extraordinaire. Vraiment une détermination. Elles sont en train vraiment de progresser. Elles sont en train d'étudier également les enseignements de Seydina Cheikh, les enseignements de Maulana Cheikh Ibrahim. Vraiment, elles m'ont honoré hier. Elles m'ont vraiment séduit. Que Dieu les assiste davantage. Ah, Chérif, Chérif nee na man dama ko yeeyoo amin maa ngi koy def ñaan ne amin allahumma amin nee na ku baax dafay yelloo lu baax waaye démb teral ngeen yal na yàlla teral leen maa ngi kontaan ci Nourul Basar góor ñi yéen yéenay ñëw après les femmes loolu la yàlla ati ba keroog ngeen may wan leneen di ci xaasal waa Ahlu Zawiya waa Ahlu Zawiya yal na yàlla wutuñu ci yéen ak bépp membre Nourul Basar yal na yàlla fayal ñu leen képp koo xam ne yàlla nattoo na la ngay njiit ci diine lan moo war a doon sa cër lan moo war a doon sa teraanga mooy lan buñ nee kii yow yàlla boole na la ak moom ba muy ñëw am nañu ko xam ñu toog quelque temps ñu gis ko dañ naan kañu xamoon du moom loolu dal nañu ci Cheikh Amadou Ndaw dal nañu ci mbokku taalibe yu bëri ànd bi noonu la xam nga affaire bi lan la li Baye di wax nee na lu ci ëpp duñu ay taalibe ay dag lañu ñi ci ëpp ci ñi joxañ ne ay sëriñ lañ duñu ay sëriñ ay buur lañ nee na diggante bi li fi nekk diggante buur ak dag la loolu nag doxul suma diggante ak yéen képp koo xam ni gis nañu doxalee diggante buur boo ñu toppee yaa gën a ñàkk bopp képp ku fiy ñëw di wane matadi tamit am naa fullay te xam ngeen ma wax leen li ma leen bëgg a wax dem suma yoon ki may liggéeyal xam na ni maa ngi koy liggéeyal maa ngi leen di wax ni vous êtes sur la bonne voie continuez et persévérez ku baax wala ku bëgg lu baax dafay tegu ci yoon di yëngatu ci lu baax loolu ba lu baax fekk ko ci te nañu roy baax na de roy ku baax baax na bàyyi nee na wallahi maa aflaxa man aflaxa illa bi subbati man aflaxa aji texe wut lu may ne dafa ànd ak ki texe ba far texe nous avons fait notre choix muy Maulana Cheikh Ibrahim kabbaar nañ su jóot nañ bu ñu jug mukk ñi ngi gërëm dëgg-dëgg mbokk muxaddam yi nga xam ne ñi ngi fi Sëriñ Ousmane Demba Faye séeréeru maam Dam ñu ngi kontaan sa teewaay Cheikh Ibra suñu mbokku taalibe murit la mais doo xam ni mbokku taalibe murit la lépp ñoo koy partagé loo ensemble ak sama taalibe bi Cheikh Atoumane man benn taalibe laa am ñii samay mbokku taalibe Cheikh Atoumane laa am comme sama taalibe ak manteau beeg yooyu maa ko ne sa ñor nga sol manteau suma xarit la ku baax la moom itamit Sëriñ Saalix li ma wax nit ñi sax gis nañ ko wallahi dañuy fàttali Maulana Cheikh Ousmane Barham Diop moom mi nga xam ni toog na Makkatal Mukarram wala Medinatul Munawwar imam bi di jiite di def xutba te ay feuilles yu bëri di xutba moom mi ngi toog ci suuf jékki-jékki yëkkat jooy dafa jooy ba dañ koy nax gars yi ne ndeysaan xutba bee dugg ci xol bi mu ne wallahi xamuñu woon lan laa doon jooy damaa xam ni kii ak feuilles yu bëri yii bu puusoon man ma ñëw taxaw danaa wax lu raw la mu wax te du ma téye feuille ma xalaat sama sëriñ bi ma yar bi ko def ci man rek ma jooy sant yàlla
mooy université bu mag bi Mawlana Cheikh Ibrahim kooku ci ron Baye lañ ko yaree bi mu amee 5 ans la nekk ci ron Baye il fut le premier académicien noir de la langue arabe ku wedd lacca bu demee Maroc buuru Maroc bi su waree def ngu nay borom xam-xam yépp toog ci suuf lu mu wax kenn du ko dindi kooku la Baye waxoon ne ko xaakal xaraati sa yaa barxaamu xat xitta nag dil xulaa xataamu ashta wa anta saydun wa humamu fatan li kulli mushkilin fahaamu yëgnu laqal xirtaas wal aqlaamu xataa yu xaala innahu barxaamu kooku sirru Baye la sirru bi dafa nekkoon ci moom moo tax gars yi buñ leen yéem ñun duñu dara li Ibou Diouf wax nee na arnas bang ca Baye bu leen ma éem leen Baye Niass arnas bang ca moom kum ko gaw nga mel ni reete su ma la waxee du jaaruma daara da nga naan déedéet waaye ankañ ci ron Mawlana Cheikh Ibrahim laa nekk ñu ngi imam Cheikh Ahmed Tijani ñu ngi lay ndokkeel di kontaan xam nañ ni jot gi matewu ko waaye dagg nga sa yitte yépp yow ak délégation bi nga xam ni ànd nga ak ñoom ñi ngi wax mbokku taalibe yépp nag lañ leen waajal gore si yaaraam bi ñun ñéppay dem insha allahu rabbi ku baax la ku yaatu la ku yiw la nitu yàlla la yàlla na yàlla dëgëral la bés bi la waa indi na carte yi le 11 nañ ko waajal bëgg Baye Diouf kii moom fu ma gis ak jotaay lu mu rëy rëy day dagg yitteem yépp ñëw taf ma ci dënnam ne ma li ma la yéene li Cheikh Amadou wax plus de 17 kilomètres chaque jour muy teew wasifa ku ko gis te ngay taalibe waroo may sa bopp nga am ku baax la ku baax la ku bëgg Baye Niass la Alaaji Abdoulaye bu doom Mawlana Cheikh Ibrahim moo ko tuddee woon bëgg Baye ah te loolu léegi gis nañ ko ci moom du tur bi rek waaye jëf ji da koo wane vraiment ñi ngi kontaan Cheikh Ibrahima Faye As-Sadiq yàlla na yàlla fayal ñu leen li ngeen wax ci man ci yéen la nekk parce que tabe ci maqaama ak daraja yombut waaye loolu moo leen dal Cheikh Abdourahman Al Karim moom mi ngoog daal ça veut tout dire olof day faral di wax ne nit ki boo xamul noo koy def nim la defa tax am na nit fu muy yegg ak yow bu ñëwoon tër sa taaw rendi sax doo onk egg nag man foofu li ci des na ko xel yi mottali ñu ngi gërëm ñëpp di wax ni nañ leen tegu ci dëgg nañ leen tegu ci siraatal mustaqim li Baye Niass wax ku bëgg a góob da ngay nangoo ji te ku ne la nga ji loolu ngay góob waaw ku ne la nga ji loolu ngay góob nañu bàyyi xel loolu bu baax a baax munoo ne da ngay ji 1 kilo ba pare na da ngay récolter 15 tonnes c'est pas possible qui sème le vent récolte la tempête balaa yii nga xam ni mooy wàcc nag te dañu di wàcc boobu ba léegi nit ñi nekk ci tiis nit ñi nekk ci njaqare nit ñi nekk ci jaaxle ci lu ne balaa yi du kenn ñu na te ku ci nekk na jàpp boppam comme responsable Mawlana Cheikh Ibrahim dafa faral di wax mu ne ku xool tajaliyaat yi nga xam ni moom la yàlla di feeñoo jaamam yi jamono ji nga xool ni yow bokkoo ci li ko causé wéetal nga sant yàlla lu toll ni Seydina Alioune karamallahu wajha amoon panari ci loxo bi nit ñi di ko oo di ko yërëm massa affaire yooyu mu ne tey ngeen maa bañ a massa wu li yépp samay bàkkaar te li yàlla baale moo ëpp kon nag nañ leen dellu ci yàlla dellu ci yàlla mooy lan topp ndénkaane yi bàyyi tere yi képp ku raw ci lii la rawee ñiñ fiy coow ñëpp ci lii lañ rawee mayu yàlla nag am na waaye ñu ngi ñaan mayu yàlla am na da nekkal ci dëgg rek ba li la ciy fekk waaye bul jaamu yàlla ngir am dara yàlla dañ ko war a jaamu dañ ko war a bëgg lum la may nag jëlal te nañu jéem a yore saa yu ñu ko waxee dana tiitloo ñu bëri xaj bu nelaw guddi ku bëgg dara bëgg raw say moroom fexeel ba di dundal guddi yi boo doonul biddiw boo doonul jant da nga doon biddiw jaamu yàlla guddi moom la ñu gën a mën a fay que jaamu yàlla bëccëg la preuve téeméer bi ci journée bi
soo ko defoon guddi benn bi rek mooy benn salaatul fatiha mooy peeg téeméeri salaatul fatiha bëccëg kon nañ leen di dundal guddi imam Assane doon na ko wax nee na Baye da ko doon wax nii képp koo xam ne mi ngi dundal guddi rek dana raw ay maasam kon nañu yore jikko xaj boobu waxuma guddi gi yépp ñu xoole ko waaye nañ ci jéem a def suñu kemt lay kattan di ko dundal xaj mooy xaj dafa ñeme biir bu reggee nelaw rek a ciy topp ku la gën a xiif ku la gën a ñeme xiif moo la gën a ragal yàlla moo la gën a jege yàlla da ngay xool weeru koor ñëpp daanaka jigéen ñi sax dañuy changer seen solin ñëpp a yiw jàkka yi day fees dell xiif gaa tax xiif gi rek a tax parce que boo xiifee ci ngay gën a jege sa borom kon nañ leen yore jikko xaj boobu tamit xaj lu ko boromam dóor bu jugee di dem mu topp ko lu nattu yi wàcc ci yow yàlla mooy wàccee nattu yi ci yow parfois nga bëgg dépense mu tële parfois nga bëgg borom kër amoo parfois nga bëgg jabar amoo parfois nga bëgg doom amoo parfois nangam nattu yi yàlla wàccee la nattu yooyu nag bu mu la tax a xaddi naan waaye def naa lu ne waaye aw ma dara déedéet keroog bi nattu yi taree gënal jublu sa borom inna ma'al usri yusra xaj bu gàddaayee bërëb dootu fa dellooti mukk loolu mooy lan avant ngeen di ñëw ci leneen ngeen nekkoon ay tuxkati sàngara ay tuxkati boon ñi ngi fi woon ay naankati sàngare on se connaît xamante nañ donc yooyu yëpp gàddaay ngeen ko du leen fa dellooti mukk te mënatu leen fa dellu parce que li ngeen amee la beneen bi mooy xaj bu nekkee fi ñuy lekk bokkut ak muus fële lay dand loo ko sànni mu doyloo ko loolu dee leen doylu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na doylul ci li nga am gën a riche ñëpp waaye bëgg am 100 francs bëgg a dundee 1000 francs du dëgg ci problème rek ngay nekk ko jàpp mar naan bu mu tax kenn naan puti bu robinet xellee rek da nga rus nañ leen bàyyi xel loolu beneen bi mooy xaj dafay gis lu nit dul gis ku nekk ci lu yàlla gërëm yàlla dana ubbi sa bëti xol te bu ubbee sa bëti xol yenn yi nga xam ne nit ñi dañ koy def te duñu ragal yow doo ko xalaata sax jëm te jaamu yàlla moo la koy may nañ leen ragal yàlla te dellu ci borom bi subhanahu wa taala Seydina Cheikh nee na taqwa huwa imtisaalul amr wajtinaabu nahyi fi zahiri wal batini min xaysu yarda allahu la min xaysu tarda ragal yàlla du dara lu mooy topp ndénkaane yi bàyyi tere yi ndénkaane yi moom munoo topp lépp def ci sa kemtalaay kattan tere yi moom bàyyi lépp nga def ko ni mu neexee yàlla mais pas comme yow ni mu la neexee ñu ngi wax ni nañu waajal tay ba yegsi na gannaawaati suba la mardi comme bëri nañ ay tolof bëri nañ ay loraange te bàyyi nee na la daa xawaali taybatin faltatru daa kulla shururin abadan wa sarmada nañ leen rëj doo dem ku demul tamit na sa poche dem wax naa ko du benn du ñaar sama sëriñ Mawlana Cheikh Ousseynou yàlla na yàlla yokk leeram nee na taalibe yi ñett lañ am na koo xam ne bu sëriñam xewlee te Baye Niass xewle na juddoom gi nañ ko màggal ku ko màgg yaa ciy màggee parce que mënuñu ko yokk lu toll ni tarafatal ay mu ne bu sëriñam xewlee du dem du yable yàlla bu mu ñu dal am koo xam ni dana yable mais du dem yàlla bu mu ñu dal à moins que ngànt am koo xam ni dana dem te poosam dana ko yulli foofu yàlla na ñuy ñooñu mu ne naka la koy misaalee nee na garab gi daf ci am banqaas boo xam ne dafa wow ko mu nekk ci garab gi mu ne xam nga ni foofu ngelaw rek a ko fa bàyyi wala law bi defut ak garab gi nee na parce que jotul tëbb ak garab gi mu ne am na ci benn boo mooy kooku nga xam ni sëriñam bu xewlee du dem du yable keneen ki nga xam ni dana yable mooy banqaas bi nga xam ne dafa lax nekk ci garab gi ci garab gi la bokk naam parce que mi ngi tooy waaye amul dara loo xam ne dana ko jëriñ kenn mënu ko génnee ne nii du taalibe mais amul njëriñ taalibe bu amul njëriñ nag baaxut ki nga xam ne nag dana dem dana yable kooku mooy banqaas bi tooy bi nga xam ne dafay meññ fruit bu génn ci foofu lay génnee yàlla nañ doon taalibe yooyu ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla nañu yàlla nangul te wallaahi yàlla bëgg nañu te hadisul xudsi moo ko wax yàlla nee na sama mbëggeel war na ñi nga xam ni dañoo bëggante ngir man lii mbëggeel la ko waral seen mbëggeel moo leen tooñ moo tax ngeen doxalee nii
tukkiwaale ngir man dañoo toog ngir yàlla sama mbëggeel war na ñeel ñi nga xam ne dañuy addiyalante ngir man addiya bi ñu génnee shérif ak bi ngeen joxe ngir yàlla la kon yàlla moo tax ngeen jëf yàlla na yàlla wutuñu ci yéen wa ma dalika la bi aziz walhamdulillahi rabbil alamin